gërëm leen ci àndun beek la meilleure chaîne du net amis chers internautes ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders baaxoon nañu di am ak yéen ay jotaay yu leen di wettili di dalal ay ndaanaan yu ñu xam ci culture tolluwaay société bi ak doxalinam ñu ngi woon Thiès xam ngeen ko ngir leader yi nga xam ne ñoo fi nekk ngeen xam leen ci culture ñu fas yéene am ak ñoom ay jotaay yoo xam ne li ñu ci jublu rek mooy ñu gën leen jege mais également ngeen gën a xam seen tolluwaay ak seen présence ci réew mi ku ñu dootul présenté Ibrahima Seck de son vrai nom alias Dag min nañ ko ci théâtre macha allah min nañ ko également vraiment à travers théâtre yi muy def aussi ci li muy bégal Sénégalais yi d'une façon boo xam ne vraiment ñu bare bari ci yéen apprécier nañ ko Ibrahima Seck mbégte la vraiment ñu nga dalal rédaction Senbuzz ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi. waaw man it kontaan naa ci yow kontaan ci waa Senbuzz. merci fa tabaarakallaahu di nuyu ñëpp. waaw di sant yàlla tamit. di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed. di ñaanal sama baay ba alxaaji Serigne Sam Seck tàggkat Seydina Mohamed yàlla na yàlla yokk leeram te taaf ci barkeem di ñaanal sama yaay. soxna Fat Sey Mbay yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram ak bépp mbooloo mu jullit di la déglu nag ci say laaj jërëjëf yàlla nañu yàlla defal jàmm kenn gënu la ci mim réew Ibrahima Seck c'est vrai que askan wi découvrir nañ la bëgg naa ñu waxtaan ci sa parcours mais xam naa foofu la ñuy duggee rek découvrir nañ la à travers théâtre bi nga xam ne joué woon nga ko muy Dagg ak Dakkase mu nekkoon vraiment duo boo xam ni askan wi amoon nañ ci choix mën nga ñu dellu sil tuuti ci scénario boobu théâtre boobu aussi nga xam ne certainement ci la ñu bëree bëri ci askan wi découvrir waaw xam nga man avant may théâtre sax simb laa njëkk a def man avant may théâtre simb laa njëkk a def di ànd ak simbkat yi macha allah fa tabaarakallaahu nekkoon Nouakchott doon fa jaay parfum ànd ak simbkat yi di simb ba ay 2003 ci laa ñibbi Sénégal bi ma ñëwee tamit mu continuer di simbaat fa tabaarakallaahu Dagg ak Dakkase bi nga may wax man répété wu ma ko sax ma ñëw fekk am ñu koy répété at 1 an. mais xam nga yàlla sunu borom bi li mu denc bët gisu ko. te yàlla sunu borom bi xalima jëmu binde woon damm na dootul bindaat. lu yàlla def ci yow kenn mënul fexe ba du nekk ci yow. ma ñëw ku ñuy wax Zaliou Ndiaye macha allah di bindkat bu mag jënd Dagg ak Dakkase fa tabaarakallaahu sentir ma ci róor bi ma gée ko mu génn toj Sénégal ma diyow ceeg sama mag Serigne Ngagne. macha allah ma jaay ginaar seeku tiir ginaaru petaaw tëngu ak ndere Sénégal toj ma cas njaqali Sénégal toj macha allah ànd ceeg Dakkase ànd ceeg waa turu bu yoon wi ku ñuy wax Ousmane Kane ak Maxa Sey macha allah fa tabaarakallaahu Massar ñoom ñoo ñu yoroon doon ñu tette ci aar bi fa tabaarakallaahu ba Dagg ak Dakkase génn Dagg ak Dakkase mi ngi génn 2006 Dagg ak Dakkase ba muy génn boobu ñaari télé fi am boobu YouTube xewul woon ay dugal YouTube xewul woon fii ci Sénégal TikTok xewul woon Dagg ak Dakkase ba muy génn RTS 1 moo fi nekkoon ak 2STV déedéet man YouTube xewalu ma man TikTok xewalu ma man macha allah yàlla daa def ci man don def ci man art def ci man talent fa tabaarakallaahu ñu génne cassette boobu yàlla dugal ko ci xolu nit ñi mu saf ñëpp lu am nag yàlla sunu borom la dafa soob yàlla rek yàlla def ko dugal ko ci xolu nit ñi mu génn toj àdduna alors nan nga doon dundee moment boobu avantage la woon ci yow ngir nga mu nekk SL boo xam ni fa ngay jaar lan la apporter sa première apparition bi nga xamee ni defoon nga ko muy Dagg ak Dakkase waaw xam nga man damaa yàgg gëm sama bopp damaa yàgg wax ni man damay dem parce que dafa amoon lu doon nelaw ci man te yeewoogul woon macha allah comédie dafa nekkoon ci man danse nekk ci man way nekk ci man taasu nekk ci man tabaarakallaahu may wëyaale ak moom tur nag moom du yow yaa koy sàkku yàlla moo la koy sàkkal tur yaa koy sàkku de dooni farfos doole mbaam nit ñi dañ may xam de déedéet yàlla subhaanahu wa taala dani faalul lima yuridu man yàlla lu ma neex laay def kon tur yàlla moo koy sàkk ci doomu aadama man sàkku ma ko yàllaa ma ko sàkkal waaye xam naan daal macha allah ku yàggoon a gëm sama bopp laa te dama daan wax naan man gëw ma kenn yéene naa ñëpp jàmm nangul naa ñëpp mais man sama bopp laa gëm te ba tey sama bopp laa gëm nekkul woon surprise ci yow moment bi nga joué ko ak tur bi mu la joxoon c'est-à-dire yaa ngi doon séentu certainement lu gën a kawe li nga xamee ni moom nga joué woon moment boobu bi Dagg ak Dakkase di génn waaw Dagg ak Dakkase nag bi muy génn macha allah succès boobu jooy naa nag doon naa jooy rek parce que bi ngay dund kenn xamula soo deewee kenn du la jooy
parce que toog naa ay jamono yoo xamante si nii may ànd ak simbkat yi simb sonn dëkk bu nekk ma simb fa di fecc ci ngénte yi dama daan romb ay nit daawuñu woon wax sax ay nit ñi daawuñu woon daw si sax di ma song si di ma laaj ay numéro téléphone ay naan bindal ma yooyu tubaab yi di def damaa jàngul français yooyu tubaab yi naan bindal ma yooyu ma leen di bindal te bi dagg ak dakkase génnee bi ma demee njëkk a demee programme yëmbal laa njëkk a dem ndeysaan ñu invité ma benn simb su mag Seex Ndoom moo fa doon simb ñu invité ma teg sama tànk ci simb si boobu dagg dakkase génn mi ngi daw na RTS 1 première partie bi deuxième partie bi ñu teg ko RTS 1 ñu invité ma simb foofu yëmbal ma teg sama tànk ci simb si rek ful bépp topp ma ba tey feccu ma billaay li ma lay wax ni lu doy waar la ma ni waa am ñu xëcc ma femme yi am ñu ma xëcc gars yi buy dagg wuy yaay dagga non ma ni nu mu demee nii rek benn waay daal may xëcc rek ma daal di daw waa ji xëcc ma rek dugal ma ci kër gi benn kër paa tukulóor paa bi naan oo ko sàcc man ko bilaay yàppa bilaay wanaa noonu de yàppaa de sàcc de man artiste après kii ni ko paa bi ni ko kii lan la lu xew lu ko nit ñi toppee nii xam nga six bu la nit ñi topp bu nga du kër jàmm ñu naan sàcc naan oo ko sàcc ma ne ko wanaa sàcc de ça c'est artiste di wax parce que dégguma tukkulóor xaw ma lu ma koy wax boobu maa ngi jaaxle grand bi ni ko kii artiste la dafa génne benn cassette bu ñuy wax dagga ak dakkase cassette boobu nag daw télé national RTS 1 ñii nag ay fansam la moo tax ñu topp ko rek paa bi ni kaw jéggal ma kon jaaraam jéggal ma kay ndeysaan benn paa tukkulóor kaa may la ndox nga naan mu may ma ndox ma naan ñu daal toog foofu ba nit ñi wàññee ko waa ji daw indi ji taxi xoolal indi ko ci buntu kër gi ma daal dugg ci taxi bi daal dem. jooy naa jooy yu metti dëgg la may jooy nag. lu jaadu la ngir ñu avancer. bokk na dama yàgg ci aar. dama yàgg ci aar dama sonn ci aar trop. ma sonn ci aar trop waaw su dul woon aar leneen laay doon lu doy waar waaye yàlla mooy xool li ko neex rek ndax yàlla moo ni faalu li ma yuridu même saa yi nit déglu ma may tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala may jàng alquran mu naa ma ndax man nga lii yow kon lii mi ngi ci yow man leen man lii moom lañ ma toqantalee parce que dama juddu am 8 ans ñu yóbbu ma daara ma jàng ma nekk Tiwaawan dëkku Maam Seydi Hadji Malick doon jànge daara yi Sëriñ Aliyun Ñang ku ñuy wax Mbay Si la jàngal ma alxuraan ma doon taalibe man ci daara laa jóge ñëw def aar c'est vrai waaw mais nañuy maandu ci nit ñi daal ñu bari aussi gis ci yow talent vraiment wax nga ko certainement rampé nga def lu bari ci aar aussi terewul mais mu mel ni quand même Ibrahima dafa am benn retard boo xam ne vraiment parce que bari na ay artistes yoo xam ne vraiment askan wi gis nañu ni war nga mën a am loo xam ni joué nga ko ak ñoom ku mel ni waaju baax buñ ko tuddee ak ñeneen lan nga jàpp ni certainement moo xaw a wàññi retard ci li nga xam ne mooy sa carrière. waaw man sama carrière retarduma parce que man benn cassette laa génn àdduna ñëpp xam ma kon loolu du retard loolu am na loo xamante ni sant yàlla la parce que am na ñoo xam def nañ fi 10 cassette kenn xamu leen man benn cassette laa def dagg ak dakkasi muur àdduna ba tey du fay kon awma retard. moo tax li ma lay wax rek sànq man bi may génn boobu ñaari télé fi am RTS 1 moo fi nekk ak 2STV YouTube xewul woon ay TikTok yi ay affaire buzz ak yooyu xewul woon. damaa def album mu gën toj Sénégal benn album mu gën toj Sénégal moo tax liggéey rek a wóor. liggéey rek moo wóor nit da ngay liggéey waaw parce que xam nga tey jii kiy liggéey ba raw la mënoo wax ba dab ko. ñun macha allah jot nañoo liggéey man nag jour laa boo xamante si nii duma dem ci benn entraîneur naan ko jël ma football déedéet parce que xam naa ni jour laa boo xamante si nii soo ma jëlee dinaa football te su ma footballee dinaa dugal bii man tënkuwuma ku ma woo ni ma kaañu liggéey saa dagga signé ak man contrat muy scénario bu wóor bu riis ma liggéey ak yow muy waaju baax ak
waaju baax ak saa neex ak Serigne Ngagne ak ku mu mën a doon ci Sénégal kuñ ma woo muy Diop Fall kuñ ma woo ni ma kaay liggéey ak moom ma liggéey ak moom mais du ma ni kenn jël ma nag. alors talent bi askan wi yëpp nangu ko. en dehors de théâtre en dehors de fecc maa ngi dégg ni sax da ngay yëngatu ci li nga xam ni mooy musique nga nekk vraiment comme ni ñu koy waxee artiste bu complet quand même. mais dafa mel ni am na loo xam ne vraiment jot na askan wi découvrir ko ci yow te découvrir gisoo ni li ko waral rek certainement mooy li nga xamee ni moom lañ lay découvrir chaque année lañ lay découvrir ci Serigne Ngagne bu dul Serigne Ngagne ak li nga xam ne mooy mbetteel bi nga xamee ni aussi indi woon nga fa sa touche aussi duñ la découvrir feneen gëmoo ni aussi loolu bokk na ci li nga xamee ni moo xaw a indi manque de considération bi wala retard bi nga xamee ni entre guillemets dafa mel ni moo am ci sa parcours. retard bi nga xamee ni dafa mel ni moo am ci sa parcours gëmoo ni li nga liggéey ak benn nit rek wala ñu lay découvrir ak benn nit moo ko waral. waaw xam nga man li ma la wax rek xam nga man liggéeyuma ak benn nit rek nee naa la ku ma songu ma liggéey ak yow mais c'est-à-dire damaa doon nit koo xam ne damaa lambul. bëri nga fi ay artistes comédiens yoo xam ñi ngi dem ci téléfilm yi ñu ci bari am na ñu ci bari ñoo xamante si nii ay artistes la dañuy dem ci nit pour ñu jël leen de. dañuy dem di dox naan pour ñu jël leen. bari na fi man nag déwuma ci kenn naan ko jël ma wax dëgg yàlla du ma ni artistes yëpp mais am na ñoo xamante dañuy dem di jaabante man du ma jaabante. mais lan nga jàpp ni ngir ma appuyer la lan nga jàpp ni moo waral certainement talent bi kenn lam-lameetu ko ci réew mi. lan nga jàpp ni alors moo empêché artistes yi ñëw certainement ñeneen ñi aussi ñu ngi naan milieu la boo xam ne dafa garaaw mystiquement bari na ci ak xeexanteeg yooyu noonu bon bu ñuy waxtaan en tant que sénégalais africain. d'une part mën nga dëggal ni looloo tax wala exactement lan nga jàpp ni moo causé ba yeneen artistes yi amuñ ci yow choix. waaw man de wallahi wal azimi man maa ngi sant yàlla ku baax ki man maa ngi sant yàlla bu baax a baax parce que sànq da nga ko wax ni ma yow polyvalent nga te ndaanaan nga gis nañ la nga yëngatu ci théâtre bi dama lay tontu ci loolu ba pare doog a ñëw ci musique bi ci wàllu mbetteel. bon mbetteel. man Serigne Ngagne lépp lu muy def rek kuy ñëw rek fa nga may fekk ndax Serigne Ngagne lu muy def boole ma ca waaw mbetteel man ca njëkk a commencé man ca laa bokk. dafa fekk nii nag président Macky Sall ñëpp ku bëgg ku bañ a sonn da nga koy nangul ni moom mooy président parce que yàlla subhanahu wa taala moom moo ko def président ku yóbbu nangul ko yàlla moom moo ko fi teg. amul nguur gu dul jeex na nguuru yàlla rek moom mooy jeex mais dama la jox exemple rek Serigne Ngagne macha allah fa tabaarakallaahu moom mooy président xam nga club boo gis am na président am na entraîneur. mbetteel am na président Serigne Ngagne mooy président moom mooy jënd joueur yi waaye su jëndee joueur yi ba joueur yi ñëw après moom mooy jox entraîneur bi tàggat bind. joueur bu ci nekk mu jox la poste bi nga war a nekk fi nga war a footballé man nag bi ñëwee ci entraîneur bi ñu jënd ma ñëw di jouer poste bañ ma teg man damaa football te dugal naa bii macha allah fa tabarakallah entraîneur nag yenn saa yi nga classé joueur yi di football ba ci yàgg nga toog ba ci yàgg gisatuñ benn joueur bi ñu ni lan moo tax entraîneur bii génne joueur bii ndax joueur bii doon na dox. man numéro 10 laa man du ma toog ban. mbetteel par situation la woon rek par situation la woon am na toll instant yoo xamante si nii sama situation maag Caba Thiès toj na àdduna bi ma naan ko Caba comment vas-tu je te tampi Jean Mars toj na àdduna par situation la rek entraîneur bi noonu la ko defee te génnuma ci mbetteel macha allah amee luñ ma dara fay nañ ma sama xaalis. mais gisatuñ la ci nga baal ma rek ngir mu leer c'est vrai que xëy na wax nga ko bu Serigne Ngagne amee ci yow choix aussi. certainement kan mooy entraîneur bi nga xamee ni waaw. amul ci yow choix ba gisatuñ la donte ni génnoo fa mais gisatuñ la fii. kenn mënu ma cee génne parce que xam nga tax 3e saison bi parce que ci laa commencé sama séquence di dem ba 4e saison bi ñoom ñu commencé dawal lu yàgg. waaye ba ñu dawalee ba mu yàgg xam nañu ñoom mënuñu ma cee génne te jéemuñu ma cee génne sax. parce que loolu mënul nekk parce que dama cee nekk gée ci róoru kilifa doon nijaayu Serigne Ngagne maag Aïda Souka ñu bokk ndey ak baay Aïda Souka ni Serigne Ngagne saa dàgga mi mooy sa nijaay mooy sa papa mooy sa lépp man damay génn àdduna ci waxu film bi. kon lépp lu la metti tey jii sa rangooñ su xonkee wala sa bët su xonkee sa rangooñ du tuuru da ngay ñëw ci saa dàgga mu nga wax ko mu faj ko. ginnaaw yàlla ak yonent bi ma gée ci róor yu am solo macha allah fa tabarakallahu
4e saison bi biñ ci demee bi mu dawee daw bi ñu xamee ni man mënumaa ñàkk dañ maa woo. dañ la woo parce que waaw far force ñu woo ma. parce que mënuma cee parce que dama cee liggéey. mais nga baal ma Ibrahima Seck wax ji mooy am na ñàkk déggoo boo xam ne amoon na. waaw moo waraloon nga génnoon ci certainement après ñu jëlaat la ngir mbokk yi bàyyi xel s'il vous plaît. may ma tuuti ma yeggale rek. may ma tuuti ma yeggale. dama ni. un peu rek. dama ni. 4e saison bi laa bi mu dikkee. 4e saison bi mu dikkee ñoom ba ñuy dawal di dawal ba ñu xam ni man mii mënuma cee ñàkk. ah dañ maa woo. ni ma carte téléphone ni ma dàgga yow sa wàllu bopp yow yaay maye Ndeye Ndiaye ci 4e saison bi. man leen ñun ma ne kon gars yi soxla nañ ma. du ma ni kenn jël ma. te film baa ngi daw. te la ma ca def du deñ. ma ne kon entraîneur bi kon soxla na ma kon man damaa war a football ñu woo ma dem football ji bi ma football jee ci laa maye Ndeye Ndiaye ci laa ko doon wax naan Ndeye Ndiaye sa ndey ji sëykat la rubba sëy ndax soo ko nuroo di nga sëy ba sëy fa ndax Ndeye Ndiaye kenn du nàmp meew di géex bineegar séquence boobu génn toj àdduna nit ñi di ko TikTok man ko kenn du nàmp meew di géex bineegar nit ku nekk na nga mel noonu la sa ndey noonu na sa ndey mel noonu ngay mel. alors mu leer ngir waxtu bi rek waaw vas-y. ñu toogaat ba ci yàgg. séquence ay dawaat ñuy dawal di dawal ba ñu xam ni man mënuma cee ñàkk ñu toog ba ci yàgg ñu woo ma ni ma rubba sëy yaa koy delloowaat Papa Diouf. ci lu wér alors ngir mu leer rek. nga baal ma ngir question bi mbokk yi comprendre ko. pour wax ji feronkulaayu comme on dit. lu tax ren gisuñu la ak Serigne Ngagne. Serigne Ngagne. koor gi waaw. non loolu xanaa kay laajoo ma ko. xanaa seetaanoo koor gi certainement maa ngi koy seetaan mais par rapport ak xëy na li nga xam ne moom lañ doon découvrir 2018 2019. ba 2020 quand même. donc foog nga wax nangu ni am na manquement boo xam ni am na. waaw c'est vrai que am nga ay séquences mais bariwul Ibrahima Seck. wax ma rek s'il vous plaît mbokk yi bàyyi xel la chaîne des leaders. lan mooy li causé sa absence xaw a am distance xaw a am sa diggante ak. ndeysaan billaahi wallahi wal kitaabi barke alxuraanul karim yéen ñi may seetaan àdduna bi yëpp yéen ñi may seetaan. kii lim may laaj nii wallahi wala jimi lii mu ma laaj nii barke Seydina Muhammad waxuma ko pour mu laaj ma ko. da koo gis te gis bi mu ko gis moom la noonu la ko àdduna bi yëpp gisee. parce que suñ nee Ramadaane Serigne Ngagne dañuy bëgg di gis chaque jour Dagga ak Serigne Ngagne. te noonu la daan amee parce que dafa am noonu la daan demee. parce que dafa am lu ñu tàmmal Sénégal mais Serigne Ngagne saa bu génnee rek génnaat askan wi dañ naan waa ana Dagga. ci lu wér waaw loolu nag du ci man. mais lu tax ren complicité bi daan amul Dagga. parce que ci entraîneur bi la. kuy entraîneur bi. kii bind. moo ma classé na ma mais match yi ma joué fu bariwul. mais yàlla sunu borom bi la nit ñi di xeeb chaque jour moom lay barkeel moom li ma la wax rek Serigne Ngagne mooy président bi entraîneur bi daa am ci biir mais entraîneur biy bind moom moo ma bindul comme ni ma war a bindee. mais loolu président bi certainement waru ko woon seetaan parce que askan wi aussi xam nañu à travers même relation yi nga xam ne ni amoon na ko ak say waajur ñoom Pape Cheikh Seck comme mooy président je pense que c'était normal aussi moom sama xarit Serigne Ngagne aussi mu jël décret dugal la fa. waaw xam nga Serigne bëgg rek nga leeral ñu ñàkk déggoo dafa am. waaw mooy li waral donte ne wax nga ko bëggoo cité direct ki nga xam ne mooy Serigne Ngagne mais li askan wi daan gis sa digganteeg Serigne Ngagne quand même gisuñu ko ren surtout bu dul mbetteel mais également li nga xam ne moom la mujjee def ci koor gi. xam nga koor gi géy naa ci presque ay quelques séquences. bariwul parce que toqal mi ngi toj àdduna. xam nga toqal mi ngi toj àdduna ak yeneen séquence mais bëriwut loolu dafa war a bëri parce que Sénégal dañuy xaar mais ca entraîneur ba. kan mooy entraîneur bi. kay bind. nu mu tudd. non da ñuy baal pour nga leeral ñu rek parce que da nga nekk artiste boo xam ni Dagga da nga bokk ci artistes yi xale yi nga xam ne vraiment askan wi am nañ ci ñoom choix bëgg nañu leen vraiment bëgg nañ di leen découvrir te généralement buñ la découvrir ci lii di Serigne Ngagne ak koor gi c'est rare ñu découvrir la feneen donc bu ren bi lii amee je pense que c'est très normal aussi nga leeralal ñu pour ñu xam loolu rek lañ si jublu en vérité. waaw xam nga su ma nee entraîneur bi Serigne Ngagne ñi koy bindal bari nañ parce que Alsane Gueye dama koy ñaanal wér gudd fan sutura mujj gu rafet di ko ñaanal ñëpp kuy bind scénariste soo xoolee am na année yu bari yoo xamante ne nii Alsane Gueye moom moo bind koor gi. kooru Serigne Ngagne yu ci bari
gis nga ma ci bëree bëri parce que moom moo doon bind moom moo doon entraîneur bi kon kooku li mu war gëm na sama talent te xam na ni maag Serigne Ngagne saa bu ñuy ànd ay séquence bi day toj te Sénégal loolu lañ bëgg Alassane Gueye doon na ko bind sama diggante ak moom mais dafa am beneen entraîneur boo xamante si nii moom mooy bind entraîneur boobu nag moom moo ma classé wul ci match yi lu bari footballu ma entraîneur boobu xam na boppam du ma ko wax xam na boppam kon ñu ngi lay xeex xam nga du Alassane Gueye non man kenn mënu maa xeex ma xeex la weesuwul ñu bañ la jël fi ñu la daan gis parce que bu dul Serigne Ngagne daawun la gis xam nga tey jii kay bind xam nga tey jii kiy bind li ngay wax nii dafa du yow rek yaa ma ko wax nit ñi dañ ma koy wax après Serigne Ngagne du ma ko waxal leen lu dul lu baax ndax kii am di la woo naan la kaa ñu liggéey yow yaa ngi naan ma yow Serigne Ngagne rek lañ lay gis kon kooku yéene na la Serigne Ngagne macha allah fa tabaarakallaahu yéene na ma bëgg na ma te am na lu bari loo xamante ni def na ko ci man ndax fexe na ba sama aar yu ci bari génn mais dama ni la ca entraîneur ba la man kenn mënumaa téye ndax sama yaay damaa ñaanal sama baay damaa ñaanal entraîneur boobu nag di classé man yàlla classé na ma ba noppi man yàlla classé na ma ba noppi man je venu ici dans la àdduna ndax dégg nga ma man arrivé naa ba noppi dàgg ak dakkase entraîneur boobu bind ko neel benn damaa bëgg nga naan benn de suñ neexee sax ñu naan sa gind ki ndax kin cac sa gind ma ni dàgg ak dakkase entraîneur boobu bind ko ree ba tas entraîneur boobu bind ko tons entraîneur boobu bind ko bëri pexe entraîneur boobu bind ko te macha allah fa tabaarakallaahu scénario yi yëpp toj na àdduna te album la doon te entraîneur boobu bind ko te man te loolu ba muy génn di toj àdduna boobu musumaa gis entraîneur boobu xawma entraîneur boobu kon li yàlla def ci man dafa njëkk doomu aadama mënu koo dind ci man man far force doole mbaam saa dàgga gi dem na ba noppi kenn mënu maa tey. alors artistiquement parlant est-ce que dina yomb parce que vraiment ñu bari gis nañu à travers Serigne Ngagne talent bi nga xam ne moom ngay wane yaakaar nga ni dina yomb aussi boo liggéeyul Serigne Ngagne choix bi askan wi am ci yow mu continuer di ko am parce que ñëpp gis nañu déggoo ak complicité bi nga xam ne vraiment am na sa diggante ak Serigne Ngagne. waaw Serigne Ngagne képp ku ñëw moom bëgg maa tàqale ak moom da ngay sonn moom sax bëggul loolu Serigne Ngagne mi ngay wax nii naan lan moo tax mu seetaan loolu Serigne Ngagne seetaan loolu de man Serigne Ngagne toog naa mu naan diw. del bind ci saa dàgga ak dërëm gaajo man yenn saa yi may noppalu sax day neex Serigne Ngagne toog naa mu wax loolu de nañuy del bind ci saa dàgga ak dërëm gaajo parce que man macha allah man Serigne Ngagne am na lu ma jot a wane ba noppi mais ñii samay rakk lañ te dañoo war a feeñ man toog naa Serigne Ngagne di ko wax ba tàyyi nañuy bind ci saa dàgga mais man du ma dem ci kenn man Serigne Ngagne soo gisee sax may nekk ci mbiram ñu woo ma ci produire am may kat-kat yi parce que Serigne Ngagne daf maa yéene man ma yéene ko su ma sañoon kat-kat yi naa sax am na saa yoo damaa kat-kat yi parce que dama gis ay ruq yoo xamante si mën naa faa nekk yoo xamante si ni ay bomb la ruq boobu teguñu ma fa ñu jël ma teg ma fële yooyu yëpp dama koo gis ci biir waaye nag nit da ngay def dara mais après day leer ci bëtu nit ñi gis nga yal nañu yàlla may suñu yëfi bopp. amiin yaa rabbi. ndax yëfi Serigne Ngagne sama yëf la. waaye combaan. yal nañu yàlla may suñu yëfi bopp. bañ mën di demal suñu bopp. ba ñu mën di demal suñu bopp am suñu yëf bopp. yéen waa Sénégal maa ngi nii dàggaa ngi nii macha allah. talent baa ngi fi. lu ni fànn kenn du ko jeex. maanaam inspiration baa ngi fi képp ku bëgg a liggéey ak man. bindal sa scénario ni ma saa dàgg damaa bëgg a liggéey ak yow. scénario bu baax ñu liggéey toj àdduna. super fi may génnee ci point boobu rek nga baal ma temps bi laay calculer gëmoo ni lii dafay wane rek certainement possibilité bi nga xamee ni ñoom artistes yu mag yi nekk Thiès am nañ ko je pense que c'était très normal Serigne Ngagne ñëw promouvoir artistes yu mel ni yow gëmoo ni loolu gënoon a waroon a nekk rôle am jamono ji moom sama xarit bii di Serigne Ngagne. maanaam artistes yi fi nekk yu ndaw yi. mu dooleel waaw jamono ji moom jamono ji waaye numéro 10 laa du ma toog ba xanaa xamoo li nit ñiy xeeb. chaque jour moom la yàlla sunu borom bi di barkeel soo dee xool man séquence yi may am bariwut mais sama séquence yi day toj àdduna bi yëpp koy TikTok nañu waxante yow xam nga li ma lay wax. yàlla li nit ñiy xeeb moom lay barkeel samay séquence bariwut mais samay séquence moom la nit ñi bëgg dañ koy TikTok ak yeneen i séquence mais mbetteel li ma ci see ganu xañ na xawut a bari mais bi ma ñëwee ni caba comment vas-tu je te tampi tojul àdduna waaw bi ma ñëwee ni nijaay na bagage yu toog
kiis pëggit na bagage yi dugg loolu sama inspiration loolu man maa ko moom ci laa ñëw fan nga inspiré woo yu demee noonu inspiration bi nga xam ne vraiment boo ko indee mu nekk lu marqué askan wi. na bagage yi dugg. fii la woon sunu kër gii cekkeen gii la woon. ñu woo ma kii bind woo ma ba ma ñëw mu ni ma da ngeen di dóor Ndeye Ndiaye soo leen dóoree Ndeye Ndiaye seen nijaay day génn seen i bagage ci biti. théâtre mën nga koo jàngal nit waaye inspiration mënoo koo jàngal kenn ñu dóor Ndeye Ndiaye man ak dërëm gaaju ñu ñëw man ko suñuy dóoree Ndeye Ndiaye sunu nijaay day génn bagage su ñëwee nañ ko jox ñaari junni rek nañ na ko nijaay na bagage yi dugg nañ jàpp temps dañ naan ko nijaay na bagage yi dóog kiis purit na bagage yi dóog waay nijaay na bagage yi dóog kat xolal na bagage yi dóog gis pukit na lépp dog loolu sama inspiration la bi ma ko waxee dërëm gaajo daa yuuxu ni ma yow dàgg lii sam dërëm gaajo xam nga dafa ñàkk ki ñaan ni ma lii sa yëf la sa manin la loolu sama inspiration la ak ay ca leen ñu doxantu fecc bu bees la doxantu yow su la neexee doxal ma gis nga ni gi ñacca ca gugu jaaj wuy sama nday doxal ak moom ba caakit gind ba caaraw sëriñ ngañ naan caraw gi ngay defloo dërëm gaaju moom la mënu kii deful caraw araw lay def waaw loolu tey jii nga waa Sénégal gi ñëpp di ko xaar yow nga ñëw ni loolu dootul amati nga dindi loolu bëgg a jël saa dàgg bëgg koo teg ci banc de tuus yi man numéro 10 laa du ma toog banc sëriñ ngañ ngay wax mbir day leer wala entraîneur bi laay waxal waxuma président bi entraîneur bi d'accord leer na je pense que aussi bu président bi àndul woon sama xarit la baal ma sànni ko certainement du yomb alors yaa ngi koy wax léegi en dehors de inspiration bi nga xam ne aussi moom ngay indi mu marqué askan wi ñu gis sa talent ci lii di fecc da nga laaj ci musique bi ci laay ñëw léegi déjà bëggoon naa ci waxtaan certainement yaa ngi ciy waaj carrière dama bëggoon nga wax ñu tuuti rek sa choix ak fecc vraiment gis nañ ci talent aussi waaw fecc man nee naa la man daara laa ne woon barke billaahi théâtre jànguma ko fecc jànguma ko mais yàlla subhanahu wa taala chaque jour mu may nit lu mu jàngul mu di ko def nit ñi naan kii fan la ko jàngee loolu laaj ma mooy lan loolu mooy don nit dina dem jàng ji nit jàngul ki jànguwul ñëw di def loo xamante si ki jàng ji woon loolu la kooku di def la ko ca yàlla may moom mayu ko ca xam nga am na loolu mooy don man fecc don la ci man macha allah jànguma ko taasu bi may def jànguma ko way yi may def jànguma ko don la théâtre bi comédie bi don la ba pare tamit ma donn ko nag ci sama turandoo Ibrahima Seck moo ne woon France moom mooy noir bi njëkkoon a ànd ak tubaab di g film mooy Rediférence la xawma tubaab boobu nu mu tuddati Rediférence la xawma xanaa nga laaj ko Amadou Fall Rediférence waaw Rediférence ñoom la rek ñoom la waaw te kooku sama papa bokk ndey ak baay te turandoo di nga jël ci moom juróom-ñaari jikko kon man aar dafa nekk ci man Seck Seck sama papa bokk ndey ak baay Omar Seck mi fii sama kër papa la saal bii ma koy defee nii saalam la këram la moo sama papa bokk ndey ak baay doon sama nijaay doon sama baay waxtu bi moo ñu xaw a kenn mënu maa téye leer na kenn du la téye incha allah rabbi ndax vraiment askan wi am nañ ci yow choix bu baax a baax à travers aussi li nga xam ne yaa ngi koy def dégg naa aussi yaa ngi waaj a wut carrière ci li du musique waaw ci musique bi génne woon naa single 2011 sa daga bi xam nga tey jii mooy li ma la wax rek xam nga tey jii ma bëggee tëj ci théâtre man damay dem ci musique bi su ma bëggee tëj ci musique bi damay dem ci théâtre bi nga bëgg maa tëj ci théâtre ma demaat ci musique bi nga bëgg maa tëjaat ci musique bi ma demaat ci théâtre bi nga bëggaat ma tëjaat ci théâtre ma demaat ci musique bi gars yi nañ ma may jàmm gars yi ñu ngi lay xeex ñun xam nañ ci dara mais est-ce que jaaduwul aussi nga wut ménageur jege Dakar dem jege maison de produits yu mag yi tamit comme ni nga ko waxee comme instant yi moom waa Thiès dañ la teg touche moom xam nga kuy théâtre ba ci yàgg nga naan balago sigil raam daan balago danga wara daan sooy def ku la romba nga ni du waaja waajaram walla balago sigil raam daan ku rey say noon say mbokk ñooy njëkk a jeex coon way na ko ci way wow ku rey say noon say mbokk ñooy njëkk a jeex waaye dëgg la am na mbokk yoo xamante si nii duñ la yéene mukk lu bon duñ la yéene dee duñ la yéene dara waaye suñ nee mbokk jullit dafa am mais mbokk jullit nañ yéene seen moroomu jullit yi jàmm te xam ne lu yàlla def ci nit ki rek nangul ko
Thione Seck Mariasine may sa biige maar ajum naar mi ci ndoom njarka dem ba ca lambaay ngeen faramaret yàlla na ko yàlla xare bëggoon naa ñu wax ci sax Thione bu ma juumul tamit am na mbokk goo xam ne ak sama xarit ba yow kii mbokk deret sama député ba Diop si dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw daal kii ba bëggoon naa nga ñëw Omar Youm nañ Omar Youm yow waxal pom nga naan pom way naa ko sama single bu dinañ ci ñëw alors ban rapport nga am en dehors de rapport familial évidemment ak ki nga xam ne mooy Thione Seck ak sa relation ak Wally dégg naa tamit ku am si moom choix nga aussi moom papa Thione rahmatullahi alayhi waaw Thione Seck dama daan dem pénc ma fees dell boobu Wally macha allah fa tabarakallah Wally boobu xewagul woon waaw bi may dem pénc ma di toj soirée Thione Seck boobu Wally boobu xewagul woon parce que man 2006 la sama album génn ma daan dem ay soirée Thione Seck dama daan yëg ci kaw scène bi ni bërët téye Thione Seck kott ko di jooy billaahi di jooy bi ma ko njëkkee def maag Serigne Ngaña ànd mu naan Ameth Thiou waa kii kott ma di jooy moom kan la Ameth Thiou ni ko kii saa dàgga la mu ni waa saa dàgga jox ma micro bi maa ngi koy fàttaliku waa saa dàgga yow mu jox ma micro bi ma ne ko Thione Mariasine may sa biiga maar ajum naar mi ci ndoom njar ka dem ba ca la mbaay njiin faramaareen alaaji Seex Sekk la ñuy woowee sa baay alaaji Babacar Sekk la ñuy woowee sama maam tur wi am seen kër am na sunu kër cekkeen sunu ñaari maam yee bokk ndey ak baay Thione Seck ballaago Mariasine ñu bokk daret ci laa ko doon wax naan sa dagga sa tàmbalax eni yakkus ku kus yow waay ni sukk yum jaanu digg bopp ak jiitu tuubay kacc ka rigg ci ci jaanu digg bopp ak jiitu tuubay papa xoolal soo dee xaar ñu di la mat léegi ma naan ko papa liggéey naa démb añu ma réeru ma biig ma liggéey bërki démb añu ma réeru ma biig bala ma liggéeyati ndekki añ njogo ni ko Thione ni ma kon yow bandi nga lu garaaw public ba ñëpp toj xam nga Thione daa safoon xorom. donc foofu la seen relation commencé. waaw yàlla na ko yàlla yërëm ñu do ba pare nag en même temps yemul loolu Thione dama daan dégganteeg moom téléphone. waaye Wally Seck dama koy ñaanal wér gudd fan sutura mujj gu rafet ndax lu mu am bokk na ko ak doomu aadama yi. ba pare macha allah am talent am technique gu way ba pare mélodie nekk ci moom. Wally su dee way Thione Seck rek laay dégg parce que mélodie ba sentiment ba. macha allah leer na ci leader yi la bokk mais Wally ci leader yi la bokk. ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla dooleel ko di ko masawu bu baax a baax. politiciens yi aussi am na ñenn ci ñoom ñoo xam ni bëgg naa xam sa relation ak ñoom lan la ku mel ni Diop Sy ak Omar Youm en dehors de li nga xam ne xëy na da ngay def politique ci suuf di ko nëbb lan mooy sa relation ak. ñaar waaw xam nga loolu laay bañ loolu laay tere. nañu bàyyi. kuy waxal nit ki lu baax rek ñu ne da nga koy wayaan wala da ngay politique man Diop Sy mosuma koo gis mais dégg naa ak mbaaxam bi ma nekkee Tivaouane doon xale ba tey maa ngi dégg muy jël alalam di ci dimbali doomu aadama yi ba pare bëgg njabootuk maam Seydil Hadji Malick Sy moom Diop Sy te man ñooñu ku leen bëgg rek dama lay bëgg man kilifay diine yëpp laa bëgg ndax ñoom ñëpp a liggéeyal yàlla liggéeyal Seydina Mohamed mais Diop Sy dafa bëgg waa kër maam Cheikh El Hadji Malick Sy ak Serigne Babacar Sy bëgg leen lool fa tabarakallahu man naw ko ci loolu nag bëgg ko di ko ñaanal wér gudd fan sutura mujj gu rafet Diop Sy yàlla na la yàlla defal jàmm ci barke alxuraanu karim looloo tax fii ku fi def lu baax ñu wax ko ku fi deful lu baax nag kenn du ko wax man Diop Sy mosuma koo gis. sa digganteeg maître Omar Youm. waaw Omar Youm benn spectacle la bu ñu doon jouer fii Thiès mu ñëw fa ma nuyoonteeg moom Omar Youm ni ma yow yaay sama artiste saa dàgga ndeysaan di kaf ak man nii naa ma yow yaay sama artiste da ngaa mën a danse xam nga wax dëgg yàlla macha allah fa tabaarakallaahu yëkkati teraanga defal ma ko ci saasi man avant teraanga gi rek loolu mu wax rek maanaam dafa sedd sama xol. parce que ministre Omar Youm nit ku baax la tey seetaan ma ba gisanteeg man ni ma yaay sama artiste loolu sant yàlla la alhamdulilah moo tax sama single bu bees bii way naa ko ci. single bi nag clip bëgguma ko te maa ngi koy waaj a clip insha allahu rabbi su neexee yàlla. di ñaanal ñëpp jàmm. wallaahi walaasi man yéenewuma kenn lu bon. wallaahi ndax yàlla sunu borom bi li mu war a def ci àdduna ci doomu aadama bi kenn mënul fexe ba du ko def ci moom. nañ leen ñu yéenante jàmm rek.
yéenante jàmm waaw. incha allah merci beaucoup. mbégte la woon en tout cas di dikk askan wi aussi ci lu yàggul dara fas yéene ngaa dikk ak ñoom ci musique incha allah rabbi ak sa clip bi nga xam ne yaa ngi koy waaj a tourné. waaw suñu waree rek incha allah rabbi xam nga ci la programme yi commencé sama live yeeg yooyu day commencé incha allah rabbi dina ci kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah rabbi dina clip sama single bi jox ko waa Sénégal man daal maa ngi yëngatu ci musique bi di yëngatu ci comédie bi waaw. incha allahu rabbi di ñaanal ñëpp jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm may ñu gudd fan ubbil ñu buntu wërsëg teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim su wax ji diisee nag wala mu ñagas maa ngi jéggalu askan wi yëpp te xam ne li nekk ci sama xol moom laa génne yéenewuma kenn lu bon ndax kenn du toog ci jamaa di wëri ci jamaa ci li wér. kenn du toog ci jamaa déggoo ma de di wëri ci jamaa kenn du toog ci jamaa di wëri ji jamaa leer na yàlla nañu yàlla defal jàmm. mbégte la woon ci am ak yow jotaay Ibrahima Seck de son vrai nom alias ki nga xam ne mooy Dagga sénégalais yi am ci moom choix lool moo ñu doon dalal tey fii si Thiès ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla aussi carrière bu jaar yoon ak ubbeeku bu bëree bëri incha allah Ibrahima Seck. waa jërëjëf waa Senbuzz yéen it maa ngi leen di nuyu bu baax. macha allah di kontaan ci yéen di rafetlu ci fekk si bi ngeen ma fekk si nii. kontaan naa ci sama xol sedd na ci yéen di leen wax rek képp koo xamante si ni jullit nga yàlla sàq la ngay doomu jullit del fonk juróomi waxtu di julli di ñaan yàlla di ñaanal néew yi nekk ci biir suuf. yàlla xare leen àjjana. mag ñu baax ñi fi des yàlla may leen gudd fan may leen wér gi yaram ci barke Seydina Mohamed. merci beaucoup Ibrahima Seck la woon ñu ngi fii si Thiès ngir fas yéene am ak jotaay artistes yi nga xam ne ñu ngi fii ngeen am lool ci ñoom choix à travers li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci daje ci lu yàggul dara beneen jotaay fi amaanillah.